mbokk yi xarit yi salaamaaleykum ginnaaw bi ñu leen nuyoo dañuy am mbégte bu baax a baax ak contentement ñoo ngi yéen seen première chaîne de la banlieue di IM Télé International Média TV. tey nag boo leen xoolee fi nga xamante ni fa laa taxaw muy dëkk bu tedd bi dëkk bu sell bi di Siweul ñu fas yéene see ànd ak yéen tey mbokk yi ci gàmmu gi nga xamante ni ñu ngi koy def fii ki nga xamante ni moo taxawal gàmmu gi di El Hadji Ibrahima Khouta Diaka yàlla bi mu defee nag mu jógee fi nag ki nga xamante ni moom mooy doomam di El Hadji Tahirou Ka continuer liggéey bi nga xamante ni moom la bàyyam doon def mu nekk liggéey bu am solo mbokk yi xarit yi nag comme tey spécial gàmmu lañ leen wax. Mbengue Seck ñu may wax Baye Mor ba dëkk Linguère di ñëw fii nag at mu jot di gàmmu si Siweul dañoo am nag man ak waa Siweul benn tradition de fraternité d'amitié bu yàgg ndax 1963 laa njëkk a ñëw Siweul vacances 1963. booba léegi at bu jot danaa fi ñëw bu tëmbewul ak ma nekk bitim réew moom danaa fi ñëw ñaar mbaa ñett yoon ci at bi. Alaaji Tahirou nag di sama sëriñ di sama wëllër sama xarit di sama mag ndax dañoo wëllëre woon te moom ak Leyti Seck mi ma topp ci moom man maa topp ci Alaaji Leyti Seck bi nga xam ne tey boo ko tuddee ci tundu Malem Hodar bi ñëpp ko xam am na fi turandoo am na fi lu nekk. man nag ma topp ci gannaawam di rakkam di ànd ak moom di ñëw ñu jëflante wax dëgg yàlla ci nekkin wu rafet sama nijaay Ibrahima Xorjo teg ñu ci loxoy Alaaji Tahirou ñu doon am dénkaaneem Alaaji Daouda Seck mi suñ mag def la même chose sama nijaay Ibrahima Xorjo dëddoo ñu nekk ci loxoy Tahirou ñu ne ab dénkaane lañ mooy waral daayira bi ñëw nii quoi. daayira bi boo xoolee genre pratiquement léegi suñ famille rek la quoi les membres de la famille rek c'était plus large nag am na ñeneen quoi mais léegi ñooñu dañoo xaw a magal déplacement bi neexatul ci ñoom moo tax ñu bari faral léegi daal dañuy soutenir moralement di soutenir matériellement mais mënatuñoo ñëw Siweul ndax nag Siweul Dakar c'est un peu long mais n'empêche que ñun yàllaa ngi ñuy may kattan ba tey moo tax ñuy ñëw donc chaque année dinañ fi ñëw ñaari yoon ci daayira bi dinañ ñëw gàmmu dinañ ñëw ziar annuel donc fekk fi Alaaji Tahirou di ñaan nag yàlla def nag ñu yàgg ko fee fekk lool ñu seq koog moom seq koog njabootam ak i bokki taalibeem daal yàlla yàggal ko daal yàlla na ko yàlla yàggal nangul ko sàmm ñu loolu laa amoon en introduction lu may wax. dañoo dégg si salon bi. moom ay kàddu yu mu wax seen diggante yéen ñaar. waxte li nga tudd sax ges yi nga xamante ni doon nga ko def si jamono jooju. am naa jamono jooju ñeenti junni. xaalis la woon. ndaxte mu ne junni bi rek boo si tegee ñaati rek jënd na li nga xamante ni mooy 100 kilos. nekk colère boo xamante ni colère bu yàgg la muy si sa diggante muy sa diggante ñi nga xamante ni ñooy kilifa yi nga xamante ni ñoo si dugg. waaw xam nga Tahirou moom dafa xër rek di wax loolu waaye xam nga mën ngaa jox nit 100 000 francs du fay yëg gim la yëg ak yéene jim la yéene xam amul njëg yëg ak yéene amul njëg bu mën naa ko jox 1 million mais yéene jim am ci man ak wéetaay bi wéet ak yàlla ak ñaan gi may ñaaral amu payam de telle sorte que ñun man sama différence ak Leyti mooy man dama ko jàppee ne sama doomi nijaay moom tous les droits ci moom mayeb jaamam Tahirou man rek maa ko sañ reetaan loo ndax ay bêtises yu may wax wala yu may def donc luñ def ci Tahirou Ka rek xeeb nañ ko ak lu mu mënti doon ndax def waaye ngi fii def lu ko fuuf te feeñut te lu mu ñuy defal moo bëri lool te waaye mënu ko am xam nga yëg bi la ma la wax rek yëg bi sag bi ak yëg bi moo amul jëkk wax booba temps j'étais plus jeune bon xam nga un jeune enseignant di dem ak a dikk dem bitim réew ñëw kërti donc lu ma xalaat ne war naa neex Tahirou rek dama koy def lu ma xalaat ba tey jii may wax ak yow nii lu ma xalaat ne boo ko defee mbaa ngi wax ko bu ko déggee du ko neex dama koy romb yi dem du ma ko fekkee.
muy ñi nga xamante ne ñoom ñooy xale yi. parce que ni nga naa leen yéen lépp loolu la ñuy def dafa war a tegu si jub ak lu leer. waaw parce que nga xamante ne moom mooy El Hadji Leyti Seck. comme si lu jubloon ak diine. waaw loolu wax na dëgg moom parce que El Hadji Leyti Seck lu waay am rek yéene na ko su xëccoo kenn dara te lépp lu mu defit da koy teg ci yoon di sàmm diineem di sàmm kóllëreem ak El Hadji Tahirou surtout ndax moo doon censeur am numéro 1. ndax ñoor ñaar dañoo digoo ne dañu ànd dem ci yàlla donc Leyti censeur am Tahirou la du def lu dëng du ko wax man mi nga xam ne damaa dëgëroon bopp topp ci moom sax daf maa façonné de telle sorte que en présence ou en absence de censure am na lu ma dul def man Mor te it dañoo forger ci dañuy doylu ba dara feesul suñ bët mën ngaa yor ay milliards duñ ko gis dañ la koy yéene duñ ci wax lu bon lu rafet rek lañ cey wax di ko seede donc maandu aussi maandu Leyti inculqué nañu ko fii ñun ñëpp fi ñëpp am ce sentiment là nit day maandu nit day doylu nit day ragal yàlla nit day am wasila da koy topp di ko dégal mu teew mu wuute c'est la même chose te la même attitude am na loolu ñeme am na loolu def turbulence de jeunesse nag mënoon naa am mais à un moment donné tout s'est arrêté on s'est mis dans les rangs bon Leyti gis nga fii comme ñu siwee ci dëkk bi nii mais dans tous les villages environnants c'est comme ça parce que El Hadji Tahirou lañ koy xoolee di ko kii daal identifier tu vois boo nee El Hadji Leyti Seck rek am na démb ko ma nuyu xaw yëgal woon te Leyti gaañu na mu def naa Leyti Seck waaye Seck ma ne ko du Leyti man la Mor ma waaye yow ma nga yëg ne yow Leyti gaañu na man Leyti gaañu na man maa ñëw ànd ak njaboot gi te it ñu ngi ñaan yàlla gën koo yàggal ñu yàgg ñëw fii ci Serigne Tahirou fekk ko fi ci jàmm moo ko ak njabootam ñu ñëw indi suñu njaboot ñu def fi 48 heures ensemble communion la boo xam ne ñun amuñu njëgam loolu la voilà. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di sant yàlla di julli ci sangu-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla di ko fekke ay at di ñaanal suñu sëñ Tahirou Ka yàlla yàggal ko fi mais ko fan lu gudd bu ànd ak wér gu yaram di ñaanal suñu daayira bi waa daayira bi mag ñi ñëwul ñu ngi leen di ñaanal ñun ñu fi teew itam ñu ngi def organisation bi ñu ngi ci organisation bi waaw léegi dañu ñaan tam way dawlu yi ku mel ni Leyti Seck ku mel ni Adja Fa ak ñi jiitu ji yëpp yàlla xaral leen ci àjjanay firdawsi barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla di ko fekk ay déwéni jërëjëf Nabil Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ok jërë ngeen jëf. maa ngi leen di nuyu ku ne sa tur ak sa sant di leen wax ne leen sama gàmmug nijaay gi sëñ Tahirou Ka di wëllëre sama nijaay Leyti Seck ak i bokkam ba nu commencé di ñëw si siwal gi fi mu ne ak yokkute lañ gis si ñun waaye nag gis ñu si ak wàññeeku ndax ba ma sama mag gi naaw a Seck ak i ndayam ak ay bayam di indi fii si siwal metti woon na ndax buñ ma saa egsi dañ daan dem sa teen ba di wëgg di togg di fekk si néegub ñax ak benn tabax boo xam ne see nga fi nekk maag sama mag gi naawo ak suñuy yumpaañ nekk sa waañu ñu ja fee si ginnaaw di togg te léegi ñu ngi nii sama nijaay defal ñu ab étage defal ñu ay ventilateur defal ñu suñuy douche lépp wër na kon nga xam ne ak yokkute la may ñaanal nag sama nijaay Tahirou yal na sut sama nijaay Leyti Seck aw fanta de se barke lii lépp sama nijaay Leyti ñu ko liggéeyal ak daaw de Seck magam di ñaanal sama nijaay Mor Bega mi fi des ak waa këram di ñaanal sama sanga yi ñi wér ñu yàlla may leen wér sus sama taawu ba nijaay bi naaw Seck ak i rakkam Ngoy Seck ak i rakkam yal na yàlla may leen wér may ko bépp jullit ba tey mënatuma sax gaa
ndax samay bët gisatut samay tànk baaxatut waane siwal gii de su ma ko bàyyee dama fekk sama nijaay Leyti Seck ak sama yaay Marème Seck ndax ñoo ma andi woon fii ba ma am fi turandoo bay faal bi tuddee ma doom ba sama turandoo ngee di sëy ba am na doom ren kon maa ngi ñaanal samay sang yal na yàlla wasal barke si ñoom ndawal laa ngi nii sama nijaay ñaari nag la nu reyal te na bu doyut ma dellu gileem yaa ngi ne tege yal na yàlla yokk sama leeru nijaay yi yokk sama leeru ndey ak sama maam yi may leen aljanna ya gën a ko wesal ni sama nijaay Taayiru yàlla gën koo may wér ñu nit yàlla may ñu wér may ko xale yi ba ne dem ak ñëw xale yi Awa Leyti ke rakam Naawa Seck ke rakam Ngoy Seck ke rakam yal na yàlla may leen ñu wér ba ne taxaw seen gàmmuk baay gi asalaamaaleykum. gannaaw ban sant yàlla julli ci Yonent bi ñu ngi sant sunu wasila sunu sëriñ Alaaji Taayiru Ka di ñaan yàlla nan fa daan teewee ñu teew ko ren yàlla may ñu fekkee waat ko ñu sant yàlla di ñaanal sunu way dawlu yi Alaaji Leyti Seck ak Adja Faañ yaay ñi jiitu ñu yal na leen yàlla xare aljanna ca barsax ndax ñaar ñooñu ñoo doon lépp ci daayira yu mag yi mbooloom li fi sos ci daayira ñaar ñooñu la duñ leen mën a fàtte duñ leen mën a delloo gannaaw bala ñoo wax dara jiital leen ñaanal leen yàlla fan jëm ñan yàlla na leen gënal fan jóge yàlla na leen yàlla xare aljanna liñ daan def ci ëttëb Taayiru Ka bii yàlla leen ko yàlla fay ci àddina ci àllaaxira ci barke Seydina Muhammad di ñaanal suñu sëriñ bi rek yàlla na fi yàgg te wér comme ni nga ko daan defee rek lépp suñ loxo la ko teg ñooy teeru gan ñi ñooy teral gan ñi ba gàmmu gi jeex dara manqué wut lu fa war yëpp la Leyti daan def njabootam di ko def tey la gën a kii mag ñi dañ daan àndal nag kenn ku ne xam ne tollu diggante woo xam ne mag lan muy Alaaji Moustapha Guèye Adja Mamadou Kouré Adja Biram Si Adja Maam Maram Fall Jagu Ñang Awa Seck ñooñu ñoo doon suñu mag yi daayira ñun suñu daayira bu mag bi Adja Naawa Seck yal na yàlla dool leen wér maga tax ñu toog waaye ban daan man fii ca ndaawu xaj ñu daan ñu magal ñoo Samba Seck Moustapha Guèye yal na ko yàlla yërëm ca ñu jiitu ca la bokk moom it moo Leyti benn lan woon kon nag ñu ngi sant yàlla rek yàlla nañ fi yàlla gën a bàyyi sunu wasile ba fi nekk moom Alaaji Taayiru Ka ñu di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér yàlla na ko yàlla may gudd fan may ko wér may ko mboolem rakkam bu fi nekk mboolem mu xaddam bi fi nekk ci kàttani yàlla ak baaxu yàlla yàlla na yàlla yokk seeni fan yokk seen leer defal leen jàmm bu nu amee jàmm rek ñu am jàmm bu nu yokkoo rek ñu yokk jumaa ji ñu sumb yàlla na fekkee inauguration yàlla na ko inauguré yàlla na ci dund téeméeri at moo kenn xam ñu ngi ñaanal ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw di ñaanal suñu njaboot gii yàlla na dund ba téye daayira bi ni ñu commencé yàlla na dund ba di ko téye ñoo seeni mag ak seeni rak waaw ndax seen jaam bu mag bi mënatul waaye mi ngi ñëw muy Ndey Jóob mii di Biige Daabo Adja Awa Seck ak Ami Jóob Adja Ami Jóob yal na yàlla guddal seen fan yal na yàlla yokk wér gi ak man gi dafa ko suñuy doom dafa ko mboolem jëlit xale yu góor yi moom ña ngi ca installation ba ña nga ca bagage ña nga ca lépp ci organisation bi waaw ba ci yéen photographe yi ngeen xam ne fu ngeen toll lu xew rek yéen a ngi ci yal na yàlla yokk leen sunu chauffeur bi ñu ànd ak moom ñaar fukki at ba léegi yàlla ko yàlla may wér te yokk ko moom it ci kàttanu yàlla baax yàlla bu ma juumee nag ngeen baal ma. bon
noo dundee voyage bi parce que sori na métti na mais boo ñëwee coono yëpp dina wàññeeku mu ndax accueil bi déjà neex na non boo ñëwee di nga fàtte coono gi ndax accueil bi déjà moom neex na moom dina la yaatal dalal la nga sentir ni que yaa ngi sa biir kër moom. sëriñ bi wax na ko ci seen maam lan ngeen ci jàngal surtout bu ñu naan ñun jeunes yi amoon nañu droit wàcc na ndax mooy ci jublu nga toon ak diin déjà contentement la bañ bokkee ci famille bu baax maam day ci nekk suñu maam déjà dañuy honoré bokk ci famille boobu ok pare naa si bu yokkati ku mënu wax nga koy forcé non waañ gi moom neex na neexut daal ndax dagg soble baa ngi xaw a métti dagg soble bi daa xaw a métti non toggkat laa mais soble baa ngi may rey non coono am na coono bu ndaw daw mais graaw sant yàlla rek mais tey bu ñu wax tuuti si sa maam déjà ku jullite la ku gëm yàlla ku nangu dimbali doomu aadama di taxawu si soxla doomu aadama moom. asalaamaaleykum maa leen di nuyu di leen ziare man la Awa Seck doomu Leydi Seck sama papa ak Leydi Seck bokk ndey ak baay ñu yàgg ñëw fii siiwal di taxawu gàmmu gi ñaanoon daaw fekkee ko ren yàlla may ñu fekkee ko ñu sant yàlla bu baax ci fekke biñ ko fekkee di ñaan yàlla yokk kàttan li ba nga xam ne lépp luñ si yéene rek yàlla dinañ jàppale ñu yeggale ko si jàmm ak salaam man la Awa Seck waa ren ni ñëwee rek comme ni ñu daan ñëwee rek ak engagement ak yéene ju ñu am ci bés bi ndax relation bi paa bi am ak suñu papa moom moo ñu animé tout le temps moom ci loolu la ñuy dox loolu mooy sunu xalaat moom la ñuy doxee moom la ñuy waxee yéene bi daal du dara lu taxawu gan ñi togg ba mu baax jox gan ñi ñu lekk recevoir leen may leen kanam gu leer taxawu leen ci lépp loo xam ne rek mooy seen bëgg-bëgg rek ñu ànd ceeg ñoom ci jàmm ak salaam ngir taaral bés bi rek loolu mooy suñu taxawaay. ñoom ñaar seen ànd dafa yàgg Leydi Seck ak Alla Tahirou Ka seen ànd dafa yàgg lépp lu Pa Tahirou wax si Leydi Seck rek dëgg la am na sax loo xam ne xaju ci bés bi mënu ko wax mais ñun fekkee nañ ci lu bëri di dundee loolu ba léegi si témoignage yi mu am ci Alaaji Leydi Seck na du def lu dul rek gën a seddal suñu xol ñu gën a feddali kóllëre suñu diggante ak siwal gën a feddali suñu kóllëre ak diggante ak Alla Tahirou Ka ndax moom ngor googu la jàppee sam papa Leyti dund na ba dee ngor lañ séq jàmm lañ séq yéenante jàmm lañ séq jàppalante lañ séq ku ci nekk sa njabootu morom mooy sa njaboot kon ñun tam ñun ñi fi deseel itam xale nekk xale tërëwul a am xel nekk xale itam tërëwul a xool la say waajur doon def nga teg fa sa tànk du ñu def lu dul rek appuyer ko ci loolu rek ànd koog moom di ko sant nag moom Pa Tahirou Ka ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm ndax taxawu na Papa Leyti ginnaawam mi ngi koy ñaanal guddi ko ñaanal bëccëg te saa bu nu toogee siiwal rek danañu rappeler rek relation ak Leydi Seck muy loo xam ne dañuy gën a encourager ci li ñuy def ñu ngi leen di sant yéen itam di leen gërëm chaque année ngeen ñëw assister ñu taxawu gàmmu gi def interview yi muy loo xam ne lu ñu rafetlu di ñaanal seen organe de presse bi di ngeen bëgg ci lu baax yal na leen ko yàlla defal yokk ba yëg ko rek ci daraje Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ngor gi ngeen fasante ak ñun kóllëre gi ñuy àndee di ko liggéeyee yàlla bu ci kenn réccu dara sant nañ leen bu baax a baax a baax gërëm nañ leen bu baax waaw. Xaar Seck yaayu général yaayu bàyyi góor gi borom kër gi waaw présentation bàyyi noonu. waaw sant yàlla rek la ñuy def d'abord parce que c'est vrai que Covid bi bon tënk nañu waaye lu mënta ñàkk faw mu am ndax bésu Seydina Mohamed moom buñ koy màggal
donc Covid sax duñu mën a téye loolu daal laa gis comme particularité te siwal moom suñu siwal la bañ juddoo ba léegi moom la ñu xam donc voilà man daal loolu laa gis sant yàlla rek daal. mais dem bi ñu nekkee ci saa bi. dafa am message am solo boo xamante ne wax na ko. digganteem ak ñi nga xamante ne moom Papa Leyti Seck waaw. léegi yéen ñooy en tant que yéen ñi nga xamante ne tey mën nañu wax yéen a nekk si yeneen ndaw yi. kàddu yooyu nan ngeen koy jàngatee. ah ñu ne dañuy dolli sant parce que si suñuy nopp dañoo judd fekk leen te dégg nañ ne loolu lu jiitu la sax ñoom la ndax seen papa la woon ba ñoom ba ñun tey te ñaan nañ yàlla mu gën a sax yàlla di ñu yokk wér ak mën-mën ñuy topp suñu tànku papa yi siwal daal suñu siwal la suñu kër maam la. bon man nag moom li ma ñëw siwal bariwul disons que c'est ma 3e fois 2017 laa fi commencé ñëw. waaw ndax bu ma nekkee xale ba léegi siwal moom damay bëgg a ñëw waaye musuma am chance su ñëw donc 2017 laa commencé ñëw personnellement mais waa kër gi yëpp daan nañ teel a ñëw ñoom. bi ñu fi commencé ñëw léegi lan nga gis loo xamante ni changé na par rapport ak bi ñu fi njëkk a ñëw alors ba ñëw 2017 ak léegi li fi changé bari na donc comme par exemple cadre de vie bi lu bari changé na fi donc loolu laa fi remarqué quoi. mis à part ça ça va yokkute rek ak jëm kanam laa fi gis. bon ren noo leen nekkee ci waañ bi parce que gis ngeen actuellement nii yéen ñëpp. actuellement nii yéen a ngi nekk ci li nga xam ne mooy préparation ak ñi waaw waañ bi dégg naa ne daan na gën a xumb waaye ñu bari am nañ gànt terewul nag comme li ma la wax rek jaar ci tànk yu baax yi rek la ñuy def donc du coup ñu ngi nii ñooy gérer waañ bi wàllum daggum soble bi sama assistante yaa ngi nii xale yi ñaawal yi ñoo defar fii affaire yu baax yi. ñoo la dàq toog wala yaa leen dàq toog. ah man nag ku ma xamul nag dégg ma damaa jaxase nekk lawbe naar ak faramareen damaa mën a dagg soble mun nokkos. Ablaye Seck di doom ci Leyti Seck comme ni ko waa siwal di faral di waxee Leyti suma rakku papa la mook sama papa ñoo bokk ndey ak baay kon yàgg nañu teewee daal gàmmu gi di ñaan yàlla nag di ko teewee fu ñu toll. mu fekk ñu tànk mi ñuy fekk ci réew mi ñuy wér fas nañ koy yéene di ko bokk ak waa dëkk bi di ko bokk ak sëñ Tahirou Ka di ko ñaanal aussi wér gu yaram ak fan wu gudd mu yàgg koy fekkee di ko yàgg jiite ñun ñëpp ñu yàgg ko fekkee di dem ci jàmm di ñëw ci jàmm waaw loolu daal mi nga xam ne. dañoo dégg sëriñ bi mu wax bu yaatu ci am si diggante moom couleur bi nga xamante ne amoon na ko fi nga xamante ne moom mooy Alaaji Leyti Seck gis nañ ni couleur boobu moom la njaboot bi ba léegi moom lañ ko joxal. waaw loolu wax na dëgg sëriñ bi su waxee loolu depuis ci sama maam la sama maam Fat Ñang mi nga xam ne moo jabootee Leyti Seck ak Momar Mbengue Seck mi depuis boobu la effectivement parce que jamono yooyu ñëw fi yombuloon bon góor gi aussi Pape Leyti defoon ko daal maanaam li ñuy wax cheval de bataille parce que moom daf ko gëmoon loolu coloré boobu te coloré boobu aussi yàlla dogal mu tàggat ci njaboot gi parce que ñun ñii ñëpp dañ daan gis coono bi muy daj ba tax ñun ñëpp ñu ogosu na paa bi daal bés bu yàlla defetee muy dem ñun daañu fexe di ànd ak moom di ko wéttali ci loolu mooy dox ba tey te fas nañu yéene incha allahu rabbi duñ mës a jamais baisser les bras parce que boobaa rek dafay mel na dañ koo wor parce que xamoon nañ fu sëñ Tahirou Ka toll ci moom ak fu siwal toll ci moom donc li ñu ñaan yàlla mooy loolu mu continuer effectivement loolu coloré bu yàgg la parce que lu ëpp 50 ans la def naa juróom fukki at lu ko toll wala lu ko wees dootul ay caaxaan te loolu foofu nañ toll. ñun tamit ñu ngi ko dégg mi ngi waxaat surtout si ñi nga xam ne ñooy xale yi. buntu boobu ñu ngi koy dégg ñu naan kon xale bu ngeen defee lépp loo xamante ne du yoon rek xamee ni war ngeen Leyti Seck parce que moom lépp ci njub la ko tegoon ak diine. wallaahi yàlla rek a tax mu wax loolu parce que ñun dañoo xàmmee rek xàmmee ko ci njub Pape Leyti Seck muy ca liggéeyukaay ba muy ci relation bi mu am ak au sein de notre famille parce que il fut un pionnier dans notre famille parce que lépp loo xam ne dafay unifier famille bi il était à la base te nag rax ci dolli di njëkk a dugal loxoom ci poosam muy siwal gii di ci famille bi di feneen toujours il donnait le bon exemple njëkkati xaalisam teg ci taabal ji ku ci topp ci mais kenn mësu ko ci jiitu
ba ni muy génn àdduna amul lenn luñ mës a def ci famille bi te njëkk cee dugal loxoom kooku moom yàlla ñu ko yàlla fayal parce que ñun ñi ñëpp daf ñuy servir d'exemple parce que musul tappale ci dara et puis modeste yàlla defoon mu nekk nit ku modeste nit ku sincère nit ku franc doo ñëw mukk di wax ci nit ba moom mu wax ci toujours maandu lay def donc loolu li tax rek mooy bëggul bu ëllëgee nit ku tuumaal ne ko yaa ma waxal nangam loolu lii wala la noonu lañ ko xamee ñun bi ñu xamee ba fi ñu toll parce que ñun ñi dootuñu ay xale parce que ñun ko làkk juróom-benn fukki at dootoo xale te bi ñu xamee ba léegi loolu lañ gis ci moom de tout le temps donc moom njub googu daal lañ xam te ñun ñi ci tànk boobu lañ bëgg a topp incha allah. waa IMTV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel ci bés bu tedd bi bés bi nga xam ne bésu gën gi mbindeef di sayduna muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waaw ñu fas yéene fi ñëw rek jaayante liggéeyal comme ni ñu ko suñu sëriñ digalee sëriñ El Hadji Tahirou Ka ngeen liggéeyal leen yàlla ndax lépp loo leen fi def moom ci boppam nee na mënut a fay yàlla mën a fay yàlla nañu ko yàlla fayal waaye duñ suñu wax du ci bëri ay dag lañ rek ndax ndigal rek la ñuy wéyee comme moom kër gi moom daanaka duñ fi nekkatuñ fi ay gan ci kër gi lañ bokk siwal moom bu amee rek fi mu nekk nii moom toogaay amatul dara amatul ngir ñëw màggal bésu sang bu tedd bi rek liñ ci war nag mooy maanaam ñëw rek jàpp ci liggéey bi comme ni ñu ko sëñ bi digalee def ci li nga xam ne moom moo ñu fi war liggéey ànd ak suñu ay rak ay technicien yu mel ne El Hadji Daouda di sama jarbaat ak sama frère bële ngay séndale muy Amadou Moustapha muy Ousmane Seck ak sama grand frère bi ngeen gis nii bu yanji bi muy El Hadji Moustapha Ndiaye ñëw pour jàppale ñu ci pour tamit teete ñu gunge ñu ci yoon bi waaye daal xam nañ ne daal mënuñ amuñ daal luñ leen di wax waaye xam nañ ne daal dëkk bi daal dëkku rootuwaay la dëkku lislaam la dëkku jullit la dëkku nit ñu gëm yàlla rawatina nag ki nga xam ne moom lañ fi bàyyi mu nekk ci xilaafa gi di ñaan yàlla may ko fan wu gudd gu ànd ak wér mu dund comme niñ koy ñaanee mu am téeméeri at yàlla na ko yàlla defal ñu ànd ko ak moom di fi teew di ñëw di liggéey ci bés bi di ci barkeelu comme ni ko suñu morom yi defee ci yeneen këru daara waaye comme ñun siwal lañ am te moom lañ yaakaar ñu ñëw fi rek taataan fi suñuy kii daal asalaamaaleykum wa rahmatullah El Hadji Moustapha asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum mbooloo mi jullit yi maa ngi ñu ñëpp seen tur ak seen sant ñu waa Sénégal yëpp ak képp ku waa ashhadu an laa ilaaha illallah wahdahu laa shariika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh waaw sama wax du bari si bés bi bésu sant yàlla bésu ñaan yàlla bésu tagg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bésu delloo suñu xel ak suñu xalaat ne yàlla ñu moom bésu njukkal la tamit ñi nga xam ne dañoo tagg Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bésu njukkal la aussi ak delloo njukkal di ñaan ñi nga xam ne dañoo bind sallallahu alayhi wa sallam. wa rahmatullahi wa barakaatuhu waa IM Télé ñu ngi lay bëgg bu baax a baax di am kontaan bu wér si ñëw bi nga ñëw fii Siweul mu ngi nekk département de Malem Hodar dëkk maam El Hadji Ibrahima Khordiaka ñun ñu ngi nekk Dakar yor fa benn association boo xam ne tout le temps su gàmmu gi jotee dañuy ñëw pour dundal ko fii Siweul association bi nu muy demee mooy wax dëgg dañuy fexe ñi nga xam ñu nekk si koñ bi ñooy dajale ku nekk loo am rek ñu dajale ko. su paree su ñëw su gàmmu gi jotee ñu def suñu ndëkkee jox gan yi jox jënd café séddale ko gan yi su gëdee tam ñu def ay beñe séddale ko gan yi ngir guddi yonent bi sallallahu alayhi wasallam macha allah wax dëgg yàlla chaque année day gën di yokku lépp luñ mën a ren rek si déwénee dañuy gis ne macha allah day gën di yokku kon loo sant yàlla ndax lu ko waral mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi moo nekk koo xam ne lépp looy def si moom rek bu ko xeeb. ndax yokkute lay doon ba tax na wax dëgg yàlla ren loolu lañ gis
gis nañ si yokkute bu baax a baax si bépp fànn nag. association bi kañ ngeen ko formé. bi ñu ko formé parce que ren mooy 3 ans ñu ngi ko tuddee ASC Café gi Daaru Salaam ASC Café gi Daaru Salaam ñu ko tuddee te ñi ko sos si koñ bi lu ñu dëkk ndax dañu gis ne comme ay gan dañuy ñëw si dëkk bi normalement su ñëwee war nañ am loo xam ne ñoom dañuy soxla lekk dañuy soxla naan comprendre nga ñun nag il faut que ñuy def loo xam ne pour gan bu ñëw rek sa xol dana sedd ndax gan li mu gën a soxla mooy su ñëwee fekk si la yow yaa ko war a dalal yow waroo soxla dara sa néeg sax da nga ko war a génn nga jox ko gan yi ñun nag loolu lañu xalaat moo tax ñu sos association bi wax dëgg yàlla loolu lañu gis ba nga xam ne chaque année day gën di yokku en tout cas ñi ngi ñaan yàlla daal lii jëm kanam moom laay wax booy tout le temps ma ne lii il faut que ñu xam ne léegi lii dañuy ëpp loxo léegi ku nekk lépp looy def su dee nga fexe def lu ko ëpp yaakaar naa daal dana am solo incha allah rabbi yéen nag ñu ngi gërëm bu baax a baax si li ngeen xam nga ñëw ngeen fii si Siweul ndax yaakaar na su ma jumul ren mooy seen 4 ans ngeen di ñëw Siweul kon loolu ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax ndax Dakar sori na ngeen jógee Dakar ba fii yéen c'est-à-dire da ngeen wax ne ñun si askan bi la ñu bokk yéen xeebu leen kenn wax dëgg yàlla xeebu leen kenn kon loolu ñu ngi leen sant bu baax a baax si tàkk yi ngeen xam ne béyee ngeen ko Dakar ñëw ba fii Siweul wax dëgg yàlla ñu ngi gërëm baax a baax si côté boobu ñu kontaan bu baax a baax grand merci jërë ngeen jëf. mais tey dernière question mooy tey seen plan d'action tey ñu demee. voilà organisation comme yéen chaque année da ngeen di def mooy café defar ay béy. waaw incha allah rabbi loolu def nañ ko depuis démb peut-être dañ ko wax ne mën na ko cotiser dañ koy cotiser mais comme sànq li ma la wax rek ku nekk rek am na loo xam ne dañ la naan su année bi na nga ko joxe léegi suñu demee ba nga xam ne fi mu toll nii gàmmu gi jublu si na si la ñu jënd lépp loo xam ne war nañ ko jënd ñu teg ko comprendre nga gisoo dañu andi suñu rajo moo nekk noonu di animé yaa ngi dégg ñu jëndee ay beñe jënd café ak leneen ngir jox ko gan yi Yonent bi alayhi salaatu wa salaam comprendre nga chaque année noonu la ñuy def wax dëgg yàlla gars yi daal wax dëgg yàlla booy jàmbaar lañu am na si passé bu baax a baax gis nañ si yokkute daal wax dëgg yàlla si côté boobu waa kay saako ma la xëy. Kaffrine waaw ñëw si gàmm gi rek guddeeg Yonent bi ñu fas yéene gàmm ku ñu fi indi nag Basiiru la maa ngi fi soogay ñëw maa ngi fi soogay gàmm see waaye lu ma jot a gisagum moom macha allah waaw ñu ngi ci togg yi daal. waaw ñu ngi si togg yi di sant yàlla pour fekkee ay déwén waaw. yow mi nga xamante ne peut-être doon ko doon dégg nga ñëwee lan moo la fi gën a remarqué lan nga fi gën a remarqué. si gàmm gi waaw xam nga dëkk moom boo fi mus a ñëw noo fi ñëwee rek fekkee fi nii noonu ngay ànd ak ñoom doxalee ak ñoom waaw dégg nag turu sëñ bi bu yàgg waaye maa ngi soogay ñëw waaw. waaw organisation añ bi moom ñu ngi si kawam. lépp moom ala daw mi dara manqué wul gan yaa ngi ñëw mbokk yaa ngi ñëw ak li wër dëkk beeg ñëpp ñu ngi ñëw di jàpp ci liggéey bi waaw ok. Ngari Ka Siweul waaw bi mooy ASC Café gi Daaru Salaam léegi ñii ay xale yu ànd lañ ñun ñëpp def ay cotisation chaque année bii mooy ñetti at ñu koy def bu ko defee ñi jàll suñu café segg defar suñu beñ ak suñu lépp. bëgg nañ daal képp koo xam ne nii ñëw nga ci dëkk bi rek si loo bëgg rek ñu ànd cee yow café yaa ngi fi beñe baa ngi fi ataaya baa ngi fi meew maa ngi fi lépp a ngi fi booy ay xale yu ndaw ñoo jàpp pour ñu liggéey lool ànd si woon ndax suñ maam moo woote dañoo war a génn waaye ñu ngi cee def seen doole ak seen poos lépp bu ne booy ñu ngi nii ñoom ñëpp ku si nekk su guddi gi lépp kenn nelawul dañoo fanar segg ba bët set ñu xëy séddale ñëpp dugg ci mbaar yi jox ñëpp ñu lekk ba suur bu ngoonee bu ñu demee ba programme jàng bi commencé ñu doolu yóbbuwaat ci biir ñëpp naan café ñoom ñëpp booyaa ngi nii taxaw ñun ñëpp ay jàmbaar lañ ñu ngi ci jàpp bu baax a baax ñu ngi leen di sant nag yéen waa rajo bi di leen gërëm ndax seen liggéey rafet na ñu ngi bëgg si yéen bu baax a baax ak dalal bi ngeen ñu dalal merci beaucoup. waaw salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaar man la Saliou Ka ñi gën maa xamee si Siweul ñun nag comme ni ko grand bi waxee rek ñoo defoon ay cotisation fas yéene fa teral ñi nga xam ne mooy suñu gan ñi fi ñëw ñëpp comme niñ ko defee nii bu ngoonee ba gars yi gan yëpp dem si tente bi ñu jël café gi dem ba foofu di leen ko séddale
séddale leen ko bëgg nañ ci nag ku ñu si jàppale bu baax a baax ñi gis ne chaque année ñi ngi see gis yokkute ngeen bëgg ñu si ñaanal bu baax fas yéene nañ commencé nañ ko da bëgg nañ bu mu am fu mu fee daal fu mu am fu mu taxaw chaque année daal ñu gën ko yokk bëgg nañ si loolu incha allah ñu ngi leen di sant nag bu baax si seen teewaay bi ak dalal bi ngeen dalal ñu ngi sant bu baax a baax macha allah seen taxawaay rafet na trop macha allah. waaw. salaamaaleykum wa rahmatulah. ñu leen siyaar bu baax a baax di leen gërëm waaw lii mooy waa koñ bi ahlu Daaru Salaam kafe gi lii chaque année chaque gàmmu dañ koy def incha allah man chaque gàmmu nag bëgg nañ mu yokk incha allah ba ñu romb viral kafe lañ commencé ay beñe incha allah danañ bëgg nañ dire ay nag ay gërëm saar yooyu ñu ñaan mu yokk daal waaw baax na ñu ngi sant bu baax di leen gërëm. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah. ñu ngi nuyu waa ASC Café gi Daaru Salaam di leen ziyaare bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay di nuyu suñu xalifa bi yal na yàlla yàggal ko fi taas ñu si barkeem barke alxuraan. waaw lii de ñun ñoo ko organisé woon doon ko def ñetti at a ngi nii ñu ngi koy def ci ren waaw te ñu ngi see gis yokkate bu baax a baax chaque année rek dinañ gis loo xam ne nii dinañ def loo xam ne defuñ ko woon daaw mais dañuy ñaan yàlla rek yal na yàlla defal ñu si jàppandal bu jaaxee rasulullah xol yi yëpp nekk benn bu ko defee ñun ñëpp lépp luñ bëgg rek incha allah dinañ ko am waaw sëriñ bi dong moo ñu ñor moom la ñuy liggéeyal waaw. instant yii ñun ñoo ngi nii xale yëpp ñoo ngi nii ASC Café gi Daaru Salaam lañ koy wax moo nekk Daaru Salaam am na ñoo xam ne sax ñu tey ñëwuñ waaw. waaye nag ñu santaale suñu gannaaw bi Mor moom moo ñu jàppale moo ñu dooleel lépp moom ci loxoom la def lépp lañ manqué rek dañuy ñëw ne ko lii moom manqué mu defal ñu ko moom daal lépp fi mu ne nii ci loxoom la ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di leen sant yéen bu baax di leen gërëm. sant waa rajo bi di leen gërëm bu baax di leen ñaanal jàmm nag chaque année ngeen mën di ñëw ñu fekkee ko ak jàmm barke alxuraan. wa rahmatulah maa ngi leen di nuyu di leen masaw coono si gàmmu gi man maay Njamaka Mariama Ka mooy sama yaay ñu ngi si gàmmu gi rek fii Siwal la Kër Basiru Yaama gàmmu gi dañuy faral di gàmmu fii gàmmu gi daal gisuñ ko loolu may màggal yonente bi rek sallallahu alayhi wa sallam di ndokkee suñ bay ji Alaaji Tayru Ka di ko sant di ko siyaare lu bari di am mbégte ci gàmmu gi daal dafa woote daal ñu ñëw pour jàppale ko si gàmmu gi di si barkeelu waaw fii Siwal la gàmmu gi neex na trop macha allah. tey lan ngeen mën a wax yéen ñi jigéen ñi nga xam ne yéen a nekk si waañ bi nan ngeen nekk si waañ bi ak nan ngeen nekk si préparation bi pour benn ren. waaw waañ bi de ñu ngi si rek di togg ci defar nañ ndékki ba pare togg añ yi pour ku ñëw rek nga lekk ba suur naan mandi pour lu gan ñi kontaanee rek moom la ñuy wut fi ñu toll rek ñu ngi seet lu kontaan too gan ñi daal pour màggal guddi yonente bi. bi mooy ñeenti at ñu ngi fiy ñëw mais gis nañ nit ñi dañuy gën a yokk chaque année loolu ban jàngat ngeen ci def. waaw loolu moom ñu sant ci yàlla rek gërëm si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ca am mbégte loolu moom soo ko waxee ñun ñu juddoo Siwal loolu lañ ci xam loolu lañ ci gis at mu nekk daal day gën a yokk boo amee pas-pas lépp loo ci yéene rek bu déwén saa da nga gis lu ko ëpp waaw loolu moom am nañ ci mbégte loolu gis nañ ko tamit chaque jour daal day yokk.